benn waxtu toftal na benn simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak la ca gën a fës mbirum faux billet di xaalis bu baaxul boobile Seydina Fall Bougazelli tey ji nag dina jàkkaarloo ak procureur ba gannaaw ñaari fan yu nu ko garder à vue ci section de recherche bu gendarmerie bu Colobane tey ji ci suba lañ ko yóbbu ca kanamu parquet ba daañu dem foofule ca ëttu àttekaay ba fekki fa Alhassane Ba beneen ponk mbokk yi muy tey ji nes tuut ay organisation yi bokk ci société civile bi bokk na ci forum social bu Sénégal mouvement Frappe France dégage daañu amal ab toogaanub ñaxtu bu ñetti waxtu jotee ca place de l'Obélisque waaye itam ñi nga xam ne dañoo loru ca kër ya nekk ca immeuble Marissia maanaam immeuble yenu fa yëkkatee ñoom it dinañu bokk ci mbir mi naka noonu itam askanu Tivaouane Peulh woonu yëkkatee woon ca seeni kër ca Richard Toll itam kuréel gi lëkkale ñiy saytu moomeelu askanu waalo wi ñoom it amal nañu ab doxub ñaxtu ca dëkk ba bokk na ca la ko waral nag nee ñu tabaxub stade boobee nga xam ne lañ ci bëggoon ci koppar dugal ko ci muy juróomi téeméeri million yemb na ba noppi maire ba nu ne du fi amee bokk na ci itam pont ba ñu taxawal ko waaye itam ab gare routière loolu yëpp daañ ci ànd ak Ousseynou Diop ci diwaanu Saloum moom Serigne Boub dafa jàpp rek ne njëguk gerte gi maanaam kilo bi des koo war a jàpp nu mu gën a teelee dina tax ba baykat yi mën a xaatim contrat yi dox seen diggante ak opérateurs yi bu ko defee ñu mën a fàggu seen bopp waaye itam gerte gi nga xam ne xam ngeen ne dafa war a jóge fii dem biti réew port baak na mu fay taxawee ñu gaawtu ci dragage bi ngir yooyee bateau mën a dem ca réewum Chine xibaaru biti réew yi daañu dem ci Guinée Bissau foofee nag xam ngeen ne dibéer yamoo ginnaaw ëllëg la seen jongante bi ñu fas yéene amal mu jongante palub njiitu réew waaye askan wa fi mu ne nii dañoo sonn nee ñu ci fitna ga fa am fitna gi nag dara waralu ko lu jëm ci wàllum politique wàllu koom yi itam daanaka la fa tagga tembe bari na li ci yéeni kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak mbirum Seydina Fall Bougazelli Alhassane Ba mu ngi ci buumu jokkoo gi Alhassane maa ngi lay nuyu. ca tribunal bu Ndakaaru nga nekk ndax foofee nag la ki nga xam ne moom mooy Seydina Fall Bougazelli jàkkaarloom ak procureur gannaaw ba nu ko déféré tey jii ci suba Alhassane Ba. Alhassane Ba mu mel ni buumu jokkoo gi dafa am tuuti ay jafe-jafe bu ñu ko mënee yokkal ba nu mën a dégg ak Alhassane Ba Alhassane Ba bu rédaction bu télévision Futurs Médias ma ngay àddoo ci tribunal bu Ndakaaru la ko waral nag mooy mbirum xaalis bu baaxul boobu ñu naan ko faux billet Seydina Fall Bougazelli xam ngeen ne ñaari fan lañu ko garder à vue ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane gannaaw ba nag lañu ko déféré ci kanamu procureur de la République ki teewaayu Alhassane Ba la Alhassane mu ngoog mu mel ni dañoo am tuuti jafe-jafe ci buumu jokkoo gi du ñàkk ñu dellu siwaat ci biir xibaar yi ñu des ba tey ak mbiram Seydina Fall Bougazelli foofee ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane fa nu ko tey woon fa la Maodo Malick Mbaye doxantu moom mi jiite kuréel gi di gëm sa bopp ne li tax nag mu solu dàllam dem seeti Seydina Fall dafa jàpp ne lu jaadu la ñu teewlu kooku Abib Faye ndeysaan mi ngi may wax ni yow de li ma nekk député yëpp suñu gisee matul juróomi yoon matul ñeenti yoon moom moo ko wax ma ne ko mais dama ñëw parce que ñoo bokk ba léegi fu ñu bokk ci wàllu politique xam nga nit ki doo ko ni baax nga altine alxames àjjuma nattu dal ko nga ni ko bokkatoo ci man moo tax ñu ñëw pour ma ñëw en tout cas pour wan ko ni tey la gën a bokk ci ñun xam nga buñ la jàppee toujours dañu jàpp ni def nga mais dañu jàpp ni defoo comme nag àtteeguñ ko ba wax ni def na wala enquête guñu ba wax ni def na ñun li ñu war rek mooy ñu ñëw wan ko suñu soutien wan ko suñu solidarité sama jëmm bopp ak sama cëggal bopp laa ñëwee mais dama jàpp ni rek
dafa bokk ci suñu askan ku nekk ci naqar te ñu xam la ñu ñëw manifester la suñu solidarité nit ki ma gis nit ku dal la mais ku am mbette la ku am naqar la ci suite événement yi lan moo ci am ba ci biir nag loolu da ngeen may comme wàllu yoon la ma bañ ci wax. ñu des ba tey ci mbir moomee Alhassane Ba mu mel ni yemb na ma nga ca tribunal bu Ndakaaru Alhassane Ba Seydina Fall Bougazelli ni ñu ko waxee nag tey jii la jàkkaarloom ak procureur ginnaaw bi nu ko déféré xam ngeen ne nag garde à vue nañ ko fële ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane ñaari fan la fa def gannaaw ba ca dañ ko déféré ca parquet ba mun a janoo ak procureur de la République ñu wax rek ne Alhassane Ba jafe-jafe bi ñu am ci bu mu jokkoo gi dinañ ko jéem a làmb bu ko defee balaa xibaar yi di jeex ñu mën koo am ci kattanu yàlla. ñu des ba tey ci mbiram faux billet di xaalis bu baaxul Moundiaye Cissé di sàkku rek ak ci nguur gi jaarale ko nag ci bànqaas yi mu dénk wàllum yoon képp ku jaarul fi ko yoon santaane ñu teg la daan yi nga xam ne moom moo ci war moom mi bokk ci société civile dafa jàpp rek nag lu jëm ci xaalis bu baaxul boobu ñuy jéem a baaxal ak lebal ci réew mi dafa dem ba jéggi dayoo dañu koy teewloo ak Alhassane Ba ak Gervais Yaw. Sanctionné par l'exemple bu fekkee dafa am ñu nekk ci ñoom ñu gis ne dañ leen ji ñu mel noonu ñu jël ay matukaay wane na ñoom protégé wuñu kenn loolu dina décourager képp koo xam ne yaa ngi koy bëgg def dëggam ku nekkul ci nguur gi la ñu dul protégé massa ki nekkul ci nguur gi loolu doon na ko facilité beneen bi mooy ñu liggéey ci mentalité yi de sorte ci xel yi ba nga xamante ne nit ñi bu ñu bëggee alal dañuy xalaat liggéey ji ko léegi ñu xalaat di def ay manigance wala di ko jéem a liggéey mu nekk mu lew fi ñëw problème yi ñuy am Sénégal yu bëri ci wàllum yenn jalgati yi ñàkk am yoon maanaam justice bu am dëgërlaay la dëkk nag bu justice bi amul dëgërlaay bi ci war def fa tojaange ak njombe dafay yomb parce que di nga jàpp ne loo munti def di nga am fooy jaar ba wéeru fa parce que jege nga nguur gi mën la ci génne donc loolu bu fekkoon ne ñi jegeñ nguur gi bu ñu defee njombe ñu rëq seen ndigg dina mën a décourager sax ñi bokkul ci nguur gi parce que bu ñu gisee ñu jegeñul nguur gi di def njombe ñuy rëq seen ndigg di màss ñi dëkk bokk. aywa ñu wéyal xibaar yi bu fekkee ni Alhassane Ba yemb na ñu dem ca tribunal bu Ndakaaru bu fekkee itam yembut ñu wéyal xibaar yi di ngeen ko mën a am kon Alhassane ci suñu yeneen jotaayu xibaar di jégalu bu baax jafe-jafe bi ñu am ci buumu jokkoo gi ñu wax mbokk yi ci beneen ponk itam bu ñu leen waxoon ca njalbeen ka muy tey jii doxub ñaxtu bu lenn ci société civile bi bokk na ci forum social Sénégal kuréel gi di FRAPP France dégage waaye itam ñi nga xam ne dañoo loru rek ci taax yenu tabaxoon fële ca maris ba jële leen waaye itam askanu Tivaouane Pël ngeen baal ma itam yi ñu daaneeloon seeni kër ñaxtu boobee ñu ngi ko fas yéene amal nes tuut maanaam bu ñetti waxtu jotee ca place de l'Obélisque ñoom nag dañoo bëgg rek wax ci tolluwaay réew mi ak itam jafe-jafe yi askan wi di jànkoonteel ñu wéyal xibaar yi wax itam ci beneen ñaxtu ca Richard Toll kuréel gi lëkkale ñi sàmm moomeelu waalo yi dañoo amal nag ab doxub ñaxtu foofee ca diwaanu Richard Toll bokk na ca la ñu bëgg nag stade boobee nee ñu ca koppar yañ ci war a def di juróomi téeméer ci ay millions yemb ba noppi maire ba ne du ci dal waaye itam ñu tabax fa pont ak itam ab gare routière loolu yëpp ñu ngi ko dénku Seyni Diop ak Habib Seck. askanu Richard Toll élèves ouvriers professeur ñëpp daal di wàcc si mbedd mi wane seen i naqar ñu daal di joxoñ baaraamu tuuma seen maire bile ndaxte nee nañu dëkk bile jamono jile dafa metti liggéey yu bare yi fa waroon am taxaw na pont Sermat di pont boo xamante ni askan wi dañ fa doon jaar ba léegi liggéey ya tagga tembe gisuñu ko dégguñu ko fajoowul ci dëkk bi fanaanul ci dëkk bi loolu moo tax xamul yan problème la ñuy dund soo demee hôpital Richard Toll pour nga faju fa problème la chantier yi mu commencé woon au niveau du pont de Gadal Khout ba léegi chantier mënul yegg Richard Toll amul gare routière bu moderne alors que Richard Toll am na un budget de plus de 2 milliards. ñoom sax nee nañu seen dëkk bile la fay jafe-jafe bare na bokk na ci stade bi ñu fi waroon def toll ci juróomi téeméer ci ay millions ñu ni maire bi moo ko lànk rawatina itam leneen itam loo xamante ni yëkkati nañ ko jëm na ci wàllu njàngu xale yi. dara
élèves yaa ngi nii seen aide scolaire jotaguñ ko étudiants yaa ngi nii seen logement yi ñu amoon à Dakar ñoom ñëpp génnee nañ leen parce que mairie bi fayul mais aussi parce que logement yi amuñu ndox amuñu ko. si seen ndaje bi daan nañuy xupp kilifa yi xam le ni semaine bu ne daañu wàcc si mbedd mi wane seen naqar ci anam bu ni mel tant que seen maire bi seen i jafe-jafe yooyu faju ko. yaa ngi jëkk ci école njàng mënoo ko terminer pont baa ngi nii mënoo ko terminer hôpital bi mi nga am ay problème stade bi amul sax ndox laa la subvention ASC yi élèves yaa ngi nii seen bourse ak seen lu ne les étudiants amuñu car amuñu ndox y a rien du tout. lu ci mën daam am mooy jamono jile moom Richard Toll askan wi mere nañ lool seen maire bi tax nag ñu koy daal di xupp ni liggéey yi ñu sumb ci dëkk ba nañ ca daal di taxaw budul loolu nii lay la ñuy amalee seen i naqar ba jamono jamuy desiwaat di tàmbaliwaat liggéey yi waaye nag ñi fiiteeg maire bi ñoom ba léegi amul benn kàddu boo xamante ni yéeneen ko yàbbi ci mbir mi. Ousseynou Diop jërëjëf ñu dellu tribunal bu Ndakaaru fekki fa Alhassane Ba Alhassane mu mel ni foofee mbiram Seydina Fall Bougazelli ak itam wàllum faux billet gannaaw ba nu ko gardé à vue ñaari fan ci lañ ko déféré ci kanamu procureur. ci suba lañ ko faati waaye jàppale ne jamono jii nii nag ñuy wax ak yéen defagul janoom ak moom procureur mi nga tudd léegi ndax dañu jàpp ni rek ginnaaw bi nga xamante ni moom dese jàpp nañ ko wala bokk def nañ ko garde à vue ñaari fan ci section de recherche ñëw na fi nag ci suba waaye li ñu jàpp rek mooy lu lëkk wóor a dégg mooy après midi bi dina def janoom ak procureur moom mi nga tudd léegi muy Seydina Fall Bougazelli di ex-député kon pare ca nguur gi kon jàppal ni Faty nag moom lu jëm ci avocat mi bokk na ci maître El Hadj Diouf jot nañu wax ak moom sànq sax ci téléphone xamal nañu ne du yàggati moom dana ñëw fii ci tribunal waaye weesoo loolu ñoom xam nga jano bi faaw ñoom avocat yi nga xamante ni ñooy avocat moom Seydina Fall Bougazelli ñu teew ci li nga xam ne mooy face à face bi kon Faty jàppale ni jamono ji ñuy addu fii ci tribunal de Dakar dara xewagul Seydina Fall Bougazelli wax nga ko ñëw na ci suba teel la ñëw fii ci tribunal ngir fexe nag ba li nga xamante ni mooy jano ak procureur mën a am garde à vue bi jeex na kon léegi bu loolu bu jàllee nag xam nga ni balaa moo mën a am moom procureur ak Seydina Fall seen face à face faaw avocat yi teew kon loolu la ñuy xaarandegum waaye li ci gën a wóor mooy ngoon mooy après midi bi Faty Dieng kon ñu ngi toog di xaar ñun taskatu xabaar yëpp ñu ngi fii ci tribunal fas yéene nag lépp li nga xamante ni xabaar la war a bàyyi ko fii ci face à face boobu ñu jottali ko ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi Faty. Alassane Ba ñu sant la bu baax gërëm la ci leeral yooyu bàyyi la nag nga toog ca tribunal bu Ndakaaru toppal ñu mbiram xaalis bu baaxul boobee ak Seydina Fall Bougazelli ni mu ko waxee rek janoom ak procureur dafa mel ni tàmbaleegul lu ci mën a am moom defeere nañ ko ca parquet dinañ ci dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ñu wax ci leneen muy nag bëccëg gi àddina jagleel ñi loru ci dem beeg dikk bi maanaam accident yi fii nag ci réew mi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy municipalité yi maanaam ñiy liggéey ci maire yi la ñu gis rek moom mooy bus tata yi ak yoon yi nga xam ne dañ koy xalal seen bopp di fa jaar ñuy sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sétut maanaam ñu yore lépp lu jëm ci wàllum bus tata yi ak ñi ñu dénk liggéey bi ñu jël seeni matukaay ñi nga xam ne nag ñoom ñoo loru ci accident yi ñoom ñañ bëgg rek mooy lu jëm ci wàllum ñaax askan wi rawatina dawalkat yi ñu koy gën di wéyal ngir coppite mën a am Maymuna Njaay Jarfe Yaaw. seetlu bi doon lu yéeme ci téeméer boo jël ci limu accident juróom-ñeent fukki ya nit ki nee nañu moo koy yóbbee boppam loolu nag soxal na ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllum transport ak mboolem acteur bu ci yëngu tey jii ñuy màggal bés bu ñu jagleel ñi loru ci accident ñu ne am na lu des. ndax dafa am ay dispositions yoo xam ne ci code de la route la nekk su ko ku nekk ñiy utiliser tali bi bu nekk respecté defe naa accident dina dellu ginnaaw. ndax accident yu bëri nit ki moo koy causé dépassement de vitesse nit ki mooy accéléré dem ñàkk sol casque am ci gaañu nit ki moo ko solul donc comportement yi ñoo war a changé. leneen luñ fi yëkkatiwaat ci waxtaan wi mooy bus tata yi nga xam ni lu ci bari duñu xam fan la ñuy taxaw. foog ñu toog waxtaanwaat pour xool ñi am transport en commun yan ligne la ñu war a jaar ak fan la ñu war a jaar fépp fu ñu warul jaar waruñu fa jaar. parce que dafa jege kër yi dafa jege askan yi lañ fay rey ci doomu aadama wala di indi accident di rey bari na trop may ñaan directeur SETUD bi ak ñi yor SETUD ñu xoolaat fànn boobu. dootuñu nangu tataay di jaar ci foo xam ne waruñu fa jaay ba indi ay jéey
at bi ñu ne dañuy wéyal ñaax askan wi ndax dañoo seetlu ni foog ñëpp jugandoo. ñëpp booloo pour xeex ñàkk kaaraange bi ci tali bi ci journée mondiale bi itam ñu ngi rendre hommage victimes yi invalides yi nga xam ne tey seen association ñëw nañu. liggéey bi ñu koy def depuis 10 ans te am nañ ci vraiment avancement ndax am nañ réinsertion professionnelle ñi nga xam ne tam dañu ñàkk seen liggéey ndax laago daf leen dab ndax accident de la route. laata loolu nag ñi nga xam ni ñoom ñoo yore dem beeg dikk bi di dalal xel yi te naan ku fi def loo war a def dañ la tegi daan ndax kat dafa ëpp. Maimouna Ndiaye ñu sant la gërëm la wax itam ci leneen muy ca marché Castor maanaam lal fa la neex loolu ñu naan anarchie dafa tàmbaliwaat ñu ne daanaka rek ñaari weer ca gannaaw defoon nañ fa ab liggéey jëm ci wàll wi waaye jaaykat ya ña ngay lalaat ca fa yoon fa nga xam ne woto yeeg ñi ci dañ fay jaar bokk na jal tax ñu wax ko ne ñu dañoo amut pexe te itam bu nu sañoon ñu wutal leen bërëb boo xam ne dañu fay mën a toog daan seen doole te duñu am benn jafe-jafe Fatimata Touré Youssou Baro ñooñu ci defal gëstu. ba ñu defee opération de déguerpissement fële ca marché Castor mu mel ni rek jaaykat yi dañoo dellu si waat waaye nag bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu ñàkk pexe rek moo leen fa teg. dellu si waatuñu pour ñàkk jom dellu si waatuñu pour lenn dañoo dellu si waat pour ñàkk pexe mais ay gor pire ñoo fi ne xam nga ni sa moroomi doom sa moroomi rak buñ lay dàq ngay daw te bu ñu demee nga dellu si waat du ñàkk jom ay gor dëgg ñoo fi nekk. am na lii kenn bëgg ko te chaque jour dañuy fay 200 juuti 200 yi doy yu wow koŋŋ la ñuy fay boole dañuy daw ñuy dàq ji bu ñu demee ñu tegaat suñ leen séenee dañuy mel ni ay fitt laa la wax nii di daw. saa bu ñu xëyee dañuy dagg juuti 200 francs mënut a ñàkk su oto ramas bi ñëwee ñuy daw di dem ak a dikk. même constat nag la ñu def ci parc bi nga xam ni mooy jaay légumes parc boobee sax municipalité bi dafa waxoon ni dafay amal benn projet waaye nag commerçant yi ñoom nanguwuñu àddu ci mbir mi. lu mu ci munti doon bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu faw rek mu am ay mesures d'accompagnement ngir rek ñu daal di mën a jub ci site bile. ñun lu ñu bëgg moom nañ ñu wutal fu ñu toog rek ñu liggéey fu ñu liggéeyee rek moo ñu gënal buñ ñu mayee trottoir bi baax na buñ ñu defalee ci kawet ñu toog fa liggéey. nit ki boo ko yëkkatee da nga koy teg ci bërëb boo xamante ni tey xelam dina ko dal jëlee nañ leen ci marché bi ne leen ñëw ñu teg leen ci jëlee nañ ci marché bi ne leen yóbbu ci beneen marché ñu mën faa travailler liggéey daan seen doole. tey nag jaaykat yi tiis ak njàkkare la ñu nekkee ñoom nag di rek daati woo ki nga xam ni moo di maire bu jëppal décret mu daat leen di jàppale ba nga xam ni dinañ trouver ay pexe ci ni mu gën a gaawee. Fatimata Touré ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy gerte geek campagne ren bi Serigne Boub moom dafa jàpp rek ne njëgug gerte gi daal dafa xalaat ne des cee war a teel a jug bu ko defee ñu xam rek ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi xam njëg gi nguur gi tëral ñu mën caa teel a jug ndax dafa am ay contrat yu ñuy xaatim seen diggante ak jëndkat yi ñu ci mel ni opérateur économique yi moom it njiitul chambre de commerce bu Kaolack itam wax na ca port boobi ak dragage bi ndax dafa jàpp rek ne bato yeeg gerte ga fay jógee des cee war a teel a jug ak i dogal yéen cey jël ñu teewlu Serigne Boub kàddu yi mi ngi ko dénk ka toogal groupe Futurs Médias ca Saloum Touram di Ibrahima Diamé. ci àdduna bi prix arachide dañ koy fixé moment dag ba ñuy bay ndax baykat yi ci àdduna bi yëpp Amérique baykat bi bala moo ji jaay na gerteem waaw signé na contrat xam nga boo bàyyee ba baykat bi pare nga doog di fixé moom mooy yow yaa ngi bay mais xamoo looy jaayee et yaakaar naa loolu prix de revient ci ñun ñuy jaay dañ ne bala ngaa def dara calculer prix de revient yi dafa nekk habitude mais yaakaar naa mën nañ ko niñ koy fixé léegi mënoon nañoo réunir jël paramètres yëpp fixé ko bu boobaa tey boo demee ci baykat bi tey mën na jaay gerteem sinon dañ ko bàyyi aveuglement nit ñi dañ koy jënd informellement ci mbëppat bien sûr bari na baykat yoo xam ne ba ñuy ji jaay nañ mais dañ ko jaay ci loo xam ne ni basé wul ci benn calcul. beneen bi ki des moom mooy utiliser voie maritime bi gis ngeen géej gi amul tali boo ci def amul pont booy def amul police boo ci teg amul dara amul investissement route la bu yàlla teg bato bi tamit
li benn bateau di jël 40 camions mën na koo jël amul problème environnement amul risque d'accident amul dara 1922 1600 bateau ñoo jóge fii jël gerte fi ni tey li fi nekk ci gerte yëpp 500 bateau mën nañ ko jël nañ ñu dimbale port bi président de la République def na ci lu am solo et je pense que le nouveau ministre di ko féliciter et donc très bientôt ak COSEC dinañ ñëw ba nga xam ne nii port bi dana mujj à partir de fii ñu jël gerte gi yóbboo ko fi ñu koy yóbbu ndax COSEC def na ko Ziguinchor et je pense que dana ko def pour. aywa jaajëf ñu wax ci leneen muy ca Goudomp parce que itam lañu bëgg rek mooy lu jëm ci wàllu mbayum ceeb mi ñu gën ca taxaw ki xamal nag ni daañu jëli jéego yu am solo foofee ca Goudomp di jëwriñ bi ñu dénk wàllu mbay mi Moussa Baldé ci alxamis ji la daal di amal tukkib nemmeeku foofu ñu fas yéene amal liggéey bu am solo boobu dañ ci ànd ak Xaali Jàmme moo taataan ay kàddoom. Goudomp soxlul nga nekk agronome ne pour xam ne fii mbéyum ceeb vraiment am na fi doole léegi dañ koy gën a dooleel gis nañ léegi dañuy am rizerie pour fële fii ci Kougne rizerie boobu mën na jël presque département bi yëpp donc dañuy ñaan nit ñi léegi ñu faral di utiliser loolu day yombalal liggéey jigéen yi te loolu day permettre aussi boo mënee am ay surplus de production nga mun ko jaay parce que dañ koy defar ci transformation yi nga xam ne dafa mucc ayib. léegi li ñu gis aussi am nañu batteuse commencé nañ gis batteuse ci faro yi gis nañu rizerie am na li ñu bëgg mooy loolu ñu tas ko ci région Sédhiou bi yëpp ñu gëm nañ nag fii ba at yi neew war nañu mën a encore def jéego yu gën a mag pour que Goudomp ak région Sédhiou li ñu war a def ci autosuffisance en riz ñu def ko ba Sénégal yëpp gis ko. aywa ñu wax ci jur gi ci Afrique sow jant léeg-léeg ñu gis itam jur gi bu ñuy màngaat maanaam jóge réew dem réew jafe-jafe lay jur loolu nag tax na ba ñu yëngatu ci wàll wi amal ab ndaje fii ci Ndakaaru la ñu bëgg rek mooy fexe ba màngaan gi diggante réew ak réew ñu gën ko suqali ndax suqali ko mooy suqali itam lu jëm ci wàllum càmm gi ndaje ma ñu fa toogaloon télévision Futurs Médias di Cheikh Diop mu ànd ci ak Thierno Laurent Mendy. ngir jur gi di mën di jéggaani ci yenn ci ay dëkk yoo xamante ni ñu ngi nekk ci tundu Afrique loolay waral ñu daal di amal ndaje bi lii lu tolloog juróom-ñetti dëkk yoo xamante ni jamono yi daal di nañuy joxe seen ak kàddu ngir rek daal di yombal mbir bi. Nous souhaitons vivement. bëgg nañ nag réew bu nekk def mbir mi yëfi boppam maanaam lépp lu soxal wàll wi mu gën cee xar tànk tubayam loolee nag dina mën a tax wàllu transhumance transfrontalière gën a jëm kanam waaye itam campagne bi nga xam ne bëgg nañ koo amal itam bëgg nañ ñu daal di koy amal ci jàmm waaye itam ci li nga xam ne rek moom moo di ak dal. réew mu Sénégal daal dinay sóobu ci wàllu wi moom mile jàpp na ne bu defee lu ni mel dina mën a tax lile gën a rataxal diggante yi. que tey ci tey on a un protocole d'accord ak suñu naataango suñu mbokku mauritaniens yi ci wàllug transhumance. ñu def lépp loo xam ne wàllug santé animale la ñu xool ñu am une approche commune une approche participative boo xam ne. su Sénégal defee vaccination au même moment fekk la Guinée mu ngi def loolu au même moment la Mauritanie mu ngi def loolu pour que bu ñu jël di transférer li ñu naan pathologie animale yi ci dëkk ak dëkk loolu ay engagement la yu am solo yu ñu jël et en relation aussi avec l'aide des partenaires techniques et financiers naka la ñuy xool pour que loolu noonu ñu mën ko mettre en exergue. transhumance transfrontalière di ab opportunité boo xamante ni dina mën a tax wàllu koom daal di sukkaliku ci réew yi ba tax itam mim réew daal di amal édition bu njëkk ci lépp lu soxal wàllu concertation bu haut niveau ngir daal di ko fi waxtaanee li nga xam ne moom moo di ñaareelu édition bi nañ ko amal ca Mauritanie. Cheikh Diop ñu sant la gërëm la ñu wax ci leneen muy tëgg yu diwaanub njaareem ñoom ñoo raw fii ci réew mi bu nu sukkandikoo nag ci ab jongante bu ñu doon amal loolu nag aju rek seen liggéey xew-xew bi nag ña ngi ko doon amalee ca chambre des métiers bu njaareem ci teewaayu ministère bi ñu dénk wàllum formation professionnelle ak artisanat Babacar Diouf Ndongo Ndiaye ñoo toogal groupe Futurs Médias ca diwaanub Bawal. ci jongante bu set boo xam ne dafa ànd ak leen jàjj ñi nga xam ne ñooy tëgg yi nekk ci région yi nga xam ne ñoo bokk ci projet NTF doon ñëw ci ñaari at yi ñu génn yi ñu bëgg mooy fexe ba ñu defar loo xam ne ni day ñëwal lépp lu jëm ci énergie renouvelable.
am na 5 yoo xamante ne vraiment liggéey nañu am nañu ay initiative ñu ngi développer seen association ñooñu la ñuy primer dans un premier temps mais chaque année dinañu renouveler édition bi d'ailleurs année prochaine on a prévu aussi primer individuellement. bañ ca noppee nag diwaanu Njaaréem moo jël pay kanamu Thiès Fatick Kaolack ci liñ ci mën a liggéey. tàmbali bi métti woon na trop waaye suñu borom dogal nañu daal bi ñu demee ba ci biir ak ni ñu en chambre de métier boole mën naa ni tax na ñu gën a góorgóorlu ak projet waa Fasen tax na ñu gën a góorgóorlu gën a dem ci kanam ba suñu borom dogal tey jii lii. ñoom ñëpp nag Teggi Sénégal ne dañoo bëgg a boole seen doole ndax lii nga xam ne moo di énergie renouvelable ñu béy ci waar loo xam ne ni lu am solo lay doon. ñu dem ba nii alors l'artisanat tey énergie renouvelable l'artisanat daf ci am pàcc bu am solo ba ñu jagleel ñu lu jëm ci wàllu foyer amélioré. programme GIZ doon jàppale chambre de métier yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diwaan yi nga xam ne ñoom ñoo fare ci digg réew mi pour ñuy defar ay fourneaux yoo xam ne day tax lépp lu jëm ci alam bi ñu mën. ci xew-xewu aada ak cosaan Babacar Diouf bi di foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar muy FILD ak fukki yoon ak juróom-ñaareel bi ñu koy amal daamal ne buntu yi ibbeeku na niki démb ñu fas yéene nag màggal fi lépp rek luy livre jaarale ko ci bindkat yi moo xam ñi fi ne wala ña dëddu lu ci mën a am ay satu payak moo di Diop teewoon nañ ci tijjite gi. lu toll ci 750 mots nag ñu ndax ko xaatim ci benn dissertation ñu jël ab thème lan mooy éducation bi nga xamante ne buñ ko tëralee jeunesse africaine dina dem mu nekk sujet boo xamante ne soxal loolu candidat yi idée yi bëri loolu juróom benneeli édition bu concours national bu dissertation bu fondation UBA ñu nax ko nag dëggmal. D'abord vraie éducation ci Sénégal en particulier ci Afrique il faut que ñu changer suñu langue bi ñuy jàngee en wolof parce que même si ay nañ ci français bi et que ni fu ñu dem ci monde bi les étudiants sénégalais ñu ngi exceller bu ñu ko doon def ci wolof yaakaar naa seen capacité dina gën a mën a génn et que ils seront encore parmi les meilleurs. coppite ci méthode bi loolu. ci diiru juróom benn fan nag fii ci foire du livre et du matériel didactique dinañu war a waxtaanee li nga xamante ne mooy solos téere dina am ay waxtaan ay échange ay rencontre ak ay découverte diggante écrivain éditeur ak lecteur ci leçon inaugurale bi nag ci cérémonie d'ouverture bi solos livre ak solos li nga xamante ni moom la ñuy wax li moo ñu wane ko di liir ak di amit njàngat ci li nga xamante ni ñi ngi koy xaatim dafa bokk ci doomu aadama ba tax nag suñu waxee téere war nañu war a xam rôle bu am importance bi nga xamante ne war na ko mën a am ci dundum doomu aadama ak it ci citoyenneté ba tax na nag loolu mooy tey suñu objectif ci leçon inaugurale bi li wane naka la téere di tabaxee li nga xamante ne moo di citoyenneté ba tax na nag ma am contenté présider li nga xamante ne tey moo di leçon inaugurale bi li jawriñ gi ñu dénk wàllum téere ak communication gile gis ne téere outil de promotion ngir rek wane li nga xamante ne moo di citoyenneté. Participe du domaine de l'être. Quel objet à la logique de l'être et non à celle de l'avoir. En ce sens, son rôle est déterminant dans la construction de notre citoyenneté. Il souhaite des responsables soucieux de maintenir la communauté unie dans une commune volonté de la vie commune. Vous avez parfaitement raison, Madame, professeur Ramatoulaye Diagne. La lecture peut constituer ce ciment capable de préserver la cohésion sociale contre tout genre de fracture sociale. ñi fàttali itam ne dëkk gi ñi def invité d'honneur mooy réewum Guinée moom ci boppam muy waaj a amal nag benn événement culturel bu am solo. L'ambition est. namabteef bu ñam dafay nduroog mboolem bëgg-bëgg mu doon loo xam te ni faaw ñu taxawal ko di defi boo xam te nag mën nañ caa yegg
ndaxte bëgg-bëgg bi moo di benn politique bi nga xam ni moom la gouvernement Guinée am république Guinée boobee dëkk sax lool ginnaaw bi ñu gisee yeneen dëkk yu mel ni Sénégal nga xam te ni dañ ko xam ci wàllu culture ñëw bokk ak moom ngir ñu taxawal rek moo di ab projet bu wàllu culture bi nga xam te ni Guinée da koo yàgg bëgg. ay raaya ñu jël ko nag jébbal ko ay ñi nga xamante ne dañu xarañ ci wàllum tere ñi nga xamante ne itam ñoo di les éditions Maguilène ñu tabb leen lauréat du prix de la FILDAK 2019. sant la gërëm la jeexale xibaar yi biti réew yi ak jongante palub njiitu réew bi nu jàpp gannaaw ëllëg ca Guinée Bissau foofee itam politique ba fitna wala boog jafe-jafe am na fa ba tax na at yu bëri de ak askan wi seen bopp tëju na lu jëm ci wàllum koom itam dafa tax a tembe ñu am yaakaar rek ne lu bees li ñu fay séentu dina indaale ay xéwal Barka Ba ak Xaali Njaay ñoom la ñu yabal ca diwaanu Guinée Conakry. soxna si di wuyoo Awa si ay jafe-jafe la nekk saa su nekk ngir am lu mu suturluwoo ay xaal lay jaay fii ci Guinée Bissau bokk ci dëkk yu gën a ndóol si àdduna wërngal këpp. dëkk bi dafa metti ndaxte ñun suñu njàng doom yi sax ñun ñoo koy fay di leen jox paas ñu dem école góor ñi duñu liggéey askan bi nag dafa sonn lool ci crise yi nga xam ne moom mooy am fii ci Guinée Bissau tey jii bu ñu amoon ay njiit yu baax amaana Sénégal duñu raw. ci dimanche bii ñu dëgmal ay élection présidentielle war naa am ci dëkk bi askan wi di am yaakaar dina soppi as tuut seen dundin. man bi ma tàmbalee di jàngale doon professeur boobu maa ngi am fukki at ak juróom-ñett ba tey dëkk bi daanaka dara doxu fi jàngalekat yi duñ leen fay lu baax booy xool sax salaire amul gis nañ processus bi Guinée Bissau ay dige rek lañ fiy gis waaye duñ ko mës a concrétiser ñu yaakaar nag ci élection yi ngir changement am ndaxte askan bi sonn nañ lool li ko dalee année 90 yi ba léegi ñu ngi ci démocratie wante dara soppeekuwul jamono ji nag mbir yi dafa jaxasoo ndaxte ku ci nekk da nga bëgg sa parti gagné wante nag waruloo votel diw ndax daf maa neex wala leneen da nga war a voté ndaxte gëm-gëm nga ci am. waaye ci weneen wet ga am na ci askan wi ñu wóoluwul mbootaayi xeet yi ci ni ñuy doxalee ci réew mi. élection yi de du lenn lu mu mën a soppi ci Guinée mënul tax ba Guinée stabilisé wu élection bu nar a doy waar lay doon boo xoolee P5 wala sax CEDEAO jamono ji li ñuy def ci Guinée naka sudul noonu la dinaa leen xamal sax ne ci fu bëri ñu ngi préparé ay fraude. xiiroog naa yow bi ñu nemmeeku ci bopp nguuru Guinée Bissau indil na ay jafe-jafe yu tar askan wi ñuy am yaakaar ne dimanche ci élection yu ñu dëgmal dina am lu soppeeku ci seeni dundin. wante palub njiitu réew ca réewum Guinée Bissau la ñu koy amal ci dibeer gi di ngeen ko mën a am ci télévision Futurs Médias ak ñañu yabal ca Guinée Bissau di Barka Ba ak Xaali Ndiaye yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf malakal mawti bu nekkul ci kaw tali bi it soriwu fa xibaar bi ci l'observateur doy na ci sëkk ab takk bil yéenekaay bi ci fukki weer yi ñu génn juróomi téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñaar di 517 nit faatu nañu ci réew mi ci l'accident diiwaanu Louga nag moo yanu jonkolonko gi ci nit ñi faatu ci l'accident ne journal l'observateur mi ngi ñuy xamal fukki doomi aadama ak juróom yu faatu ci l'accident ci diirub ñaari weer ca Kees 1079 doomu aadama accidenté nañu fo ci diggante weeru juin ak octobre ca ñooñee fukki doomi aadama ak ñett faatu nañu ca Ziguinchor fukki doomi aadama ak ñeent faatu nañu fa ci l'accident ci diggante weeru août ak weeru octobre ca Kaffrine ñu nemmeeku fa fukki doomi aadama yu fa faatu ci l'accident ci diirub juróomi weer Cheikh Omar Gueye mi directeur des transports routiers di ñu wax ci page 5 bu l'observateur ne ci diggante weeru sulet sa jàpp sàttumbar lu ëpp ñaari téeméeri doomi aadama faatu nañu ci réew mi ci l'accident ci enquête dina kay Mamadou Diarabey directeur général bu SAMU ma nga fay xamle ne Sénégal sorewul ñeenti junni jàpp juróomi junni doomi aadama yuy faatu ci l'accident at mu nekk Seydina Fall Bougazeli ma nekk ca loxoy sandarma yu section recherche yéen a kay yu bari ñu xëyandool jàpp nañu ne tey ji la fay jóge Source A Le Quotidien La Tribune Vox Populi Les Échos ñoom ñëpp wax nañu ne député ba woon di Seydina Fall Bougazeli tey ji ci la ñu koy defeere mu dem parquet janoo ji ak procureur ba Les Échos nañu dem biit dégluwaat nañu ko enquêteurs yi auditionné nañu ko pendant 30 minutes L'Observateur dëggal ko ba di ñu xamal jooy yu rëy yooyu jooy na ko démb ca section recherche moom Bougazeli Source A nañu bu moytuwul tey ji kër Serigne Bass di ca kanamu procureur de la République Serigne Bassirou Gueye fa lay jullee
ajuma Vox Populi nañu moom Seydina Fall Bougazelli di ñi mu bokkal tuuma yi mandat dépôt mi ngi xeeñ ci ñoom enquête dina kay nañu ci ñi ñu jàppoon ci coowal trafic faux billets yi am na ci ñoom ñaar ñoo xam ne libéré nañu leen démb mu di waa ji di Kalidou Sy ak benn copinam bu ñu naan Irène Pereira bi leen gendarme yu section de recherche yi lu ñu too biir ak biti ci la ñu gis ne gisuñu ci ñoom lu war a tax ñuy wéyal seen ab garde à vue ci la ñu leen bàyyee ñu dem seeti Abdoulaye Wade mi demoon seeti Pape Diop njiital bokk gis-gis ñoo ngi leen gis ñoom ñaar ñu bokk toog ci xët mu njëkk Les Échos Abdoulaye Wade moo demoon jaale ji ko ginnaaw faatug Yaya Samb ca gise ba fa la njiital parti bokk gis-gis di Pape Diop waxee ne Abdoulaye Wade lépp lu mu def rek ngir njariñal réew mi la mu ne it dañuy faral di wax ak waxtaane li Abdoulaye Wade def ci réewum Sénégal jamono ji mu koy jiite loolee dafay lu ñu mën a gis rek waaye Abdoulaye Wade jikkoom ju rafetam ay qualitéem ak i wàllëram waree su koo bàyyi ginnaaw Pape Diop ne projet nouvelle capitale bi Macky Sall ak i gaayam di ndamoo projet Abdoulaye Wade la woon Macky Sall kay moo ñëw ngar daajoo ko te li ci gën a mit Pape Diop ne mooy Macky Sall du déglu kenn Les Échos nañu ca ndajama it Abdoulaye Wade def na fa lu mu musta def mu di wax ci ay atam nee na dëgg la magal na waaye magal du feebar noonee ko Abdoulaye Wade waxee ni la ñu ko fekkee ci xët mu njëkk Vox Populi mu di magal du wopp wax na it ci cofeel gi askanu Sénégal am ci moom nee na yëf yi dafa dem ba yegg ko foo xam ne sax foogu ko woon ci La Tribune mu fay wax ne xamul lan la defal askanu Sénégal ba tax ñu bëggee ko nii Aliou Cissé entraîneur équipe nationale bu football bu Sénégal di doxalee ci la stade yéen a kay xëy li mu gis ci doxalinu Aliou Cissé mooy nit kuy wëndeeloo ko wër wagaaj nit ku xamul fan lay taxaw ndax seetlu na fukki max ak ñett yu Aliou Cissé football teg na fi fukki 11 de départ ak ñett yu bokkul Soleil national nañu Aliou Cissé 11 de départ am bu dëgër lay wër Soleil nañu moo waral ci 2019 gi rek convoqué na fi 35 joueurs yoo xam ne 31 la football loo Lamine Ndiaye newoon fii jamono entraîneur équipe nationale bu football bu Sénégal mel ni kuy tubaylu Aliou Cissé ak di ko défendre ci record yéenekaay yëral xët mu njëkk journal bi ma nga fay wax naan na gaañi bàyyi Aliou Cissé mu liggéey. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dik leen daje ngoon ci kattanu yàlla desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ci seen safo ak kóolute bi duñu tàyyi di ko wax aljuma mubarak